asalaamaaleykum mbokki internet MMD Média tey dañuy ñëwaat ak yéen ci seen émission KF Week comme ni ñu koy defee sa week-end bu nekk ànd ci ak le grand chroniqueur nga xam ni mooy Mouhamed Mansour Diop le député du peuple cohérent tamit ci ay propos Mouhamed Mansour ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu baax Khalifa ñu ngi nuyu ñuy seetaan MMD Média. dañuy commencé waat ak li nga xamante ni mooy KF Week li nga xam ni actualité de la semaine voilà di ko commencé ci passation de service bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr def na ko waa teg ci tamit ni li nga xamante ni mooy bilan bi nga xam ne am na satisfaisant na pour moom quoi loolu lañ bëggoon a xam bilan bi nga xamante ni moom nee na daf ko jàppee ni satisfaisant yow noo ko gisee. la ma waxoon golo gu taxaw ci seetu ni ba dee loolu Diouf Sarr def ñaaw ba dee wala rafet ba dee mais bu taxawee naan am na satisfaction ci bilan am question bi ñuy posé mooy est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr respecté na Sénégalais yi avec tout ce qui se passe ci bilan am ci ay néonatologie yuy lakk ay fajkat yuy grève coono bi fi am interpellation yi am ci Covid bi ba léegi amuñu réponse bras de fer bi ak yeneen i secteur ci wàllu santé mel ni santé bio nga xam ne deful benn avancement moom mu ni am na satisfaction ci nguuram avancement yi ci am mooy jëlee hôpital ci centre de santé def ko hôpitalu niveau 1 te yooyu ñooy lakk fi mu nekk nii bonne satisfaction la mën a am ci bilan moom mi ñu jox suñu alal jox ko suñu poste ministériel moom moo am satisfaction mais ñun waa Sénégal ñi ko jox amuñu ci moom satisfaction ba la doon am satisfaction toog ba ñu def remaniement ñu tegee ko fa Sénégal yi demandé naan na dellu soit ni comme fa remplacer Eva Marie Coll Seck mais moom non seulement dañ ko dàq ndax échec mais benn Sénégalais du demandé mu dellu soit kon ana satisfaction bu mu am waaye na dund li Sénégal yi dund waaye xamees nag moom nee na comptable la ci gestion Abdoulaye Diouf Sarr moom la engagé mais ñun am nañu sañ-sañ ni ko ci yow la ñu ëpp yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr te tu vas faire mieux te incha allah dina def lu gën li Abdoulaye Diouf Sarr def parce que moom ci santé la nekk amul sañ-sañu def leneen lu ko mooy suicide la ci moom bu defee comme li Abdoulaye Diouf Sarr def suicide la mais comptable la ci gestion Abdoulaye Diouf Sarr ça ne veut pas dire que day doxalee comme Abdoulaye Diouf Sarr ni mu doon doxalee parce que mënut a doxalee comme noonu tolluwuñu niveau yemuñu sentiment tolluwuñu yéene bokkuñu fu ñuy évoluer donc mën na nekk comptable bien sûr parce que man tey Khalifa bu ma nekkee manager MMD Média yow li ngay def pour chaîne MMD Média man daf may concerner directement daf may toucher directement mais mun naa bañ a am vision ak xalaat yow nga doxal mun naa am ay sujet ak ay reportage yoo xam ne yow doo ko man dëgg man du ma ko man yow yaa da ngay dem def ko donc man nga lu ma mënul mais ça ne veut pas dire que man sama gestion yow da nga ci nekk comptable à 100% certes loolu mooy yoon parce que mu ngi woon ci sous couvert Abdoulaye Diouf Sarr mais Abdoulaye Diouf Sarr mooy responsable dellu gannaaw gistaan te bu Sénégal dellu gannaaw et am nañu yaakaar ni Khémesse va faire mieux qu'Abdoulaye Diouf Sarr te loolu la ñuy souhaité loolu la ñu am yaakaar. mais est-ce que jàppul ni gestion bi nga xam ne moom la doxalee ci Covid bi moo tax mu wax li nga xam ne moom la wax. Khémesse Covid bi mook ñeneen ñoo ci nekkoon docteur Aloyse Diouf jàmbaar la woon beneen keneen jàmbaar la woon bari nañu ci ñu ci nekkoon Khémesse jàmbaar la ci woon bari woon na ay professeurs yoo xam ne ñoom professeur Moussa mi ngi ci woon Moussa Baldé professeur Mbuub ñu ngi ci woon bari na ñoo xamante ni bi ñu ngi doon liggéey ci Covid bi yow Sénégalais bi yaa ngi doon liggéey ci Covid bi policier bi mu ngi liggéey ci Covid bi gendarme mu ngi liggéey ci Covid bi kenn gënta sonn ci Covid bi gendarme ak policier yi ci couvre-feu bi ñu doon nekk tout le temps di fanaan ci àll bi kenn gënta sonn ci Covid bi ñu xëy ñu takk na ay masque ci force kenn gënta sonn ci Covid bi Sénégalais ñëwoon vacances pour 1 mois tàggatémbe fi pour 1 an kenn gënta sonn ci Covid bi société yi tëj parce que dañoo war a convoyer ay nit màkk Abdoulaye Diouf Sarr deful dara ci Covid bi lu Sénégalais yëpp deful parce que lu mu def ba am ci réussite totale moom ñëpp ñoo ko bokk Khémesse comptable la certes parce que moo nekkoon directrice de l'établissement public donc am na part de responsabilité ci exécuté yu bëree bëri mais sañu ko def te Abdoulaye Diouf Sarr ñëw ko waaw xam nañu Sénégal nan la gestion yi di demee boo amee ministre wala nga am DG lu mu wax loolu dong ngay wax lu mu def loolu dong ngay def mais tey bi commande bi nekkee ci loxo Khémesse du def mukk wala mu doxale
ni Abdoulaye Diouf Sarr doon doxalee parce que du làmbatu c'est son domaine. waaw Mouhamed Mansour dañuy dem tamit ci li nga xamante ni mooy coalition Yewwi Askan bi nga xam ni dañu bëgg a def benn marche mercredi ba wax ci ay propos yoo xamante ne ni avec aval ou sans avalu préfet dañuy def li nga xamante ni mooy marche est-ce que nekkuñ tamit di def li nga xamante ni mooy mettre en danger population bu Dakar bi. li wéetoo mooy liste bu validul kenn du ko yóbbu ci élection tappale baaxul Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak ku mu ci mën di doon dañoo éliminer ñoom Fadel Barro éliminer Serigne Mboup éliminer Bougane Gueye Dany est-ce que Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar ñoo gën ñooñu est-ce que ñoo leen gën a nekk ay sénégalais est-ce que ñoo leen ëpp sañ-sañu bokk ci élection ku sa liste validul duñ ko valider liste Benno Bokk Yaakaar bu validul duñu ko valider ay liste professionnelle bi moo baaxul titulaire bi day dem yooyu ay suppléant baaxul yooyu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bu dee Benno seen liste baaxul na toog nañ ko éliminer comme ni ñu éliminer liste Yewwi Askan Wi waaye Yewwi Askan Wi dañoo éliminer seen liste mais li ci tey xel mooy liste départementale bi Yewwi Askan Wi la ñu éliminer woon bu yàgg ñu xëy baaxalaat ko xëyaat jékki-jékki ni liste Benno Bokk Yaakaar dafa ëpp bu yàgg ñu bàyyi fa ëpp ba ni léegi 43e ak 44e ñaari jigéen a fa nekk mais kon liste Benno Bokk Yaakaar xam nañu ni baaxul yaa xëyti mu laan ñoom Aminata Touré waruñoo dem ci élection yi comme ni ñoom Ousmane Sonko warut a dem ci élection yi mais ñoom ñooy ñan ba bu fekkente ni bii sa liste baaxul itam da nga war a dem ci élection sans Sonko wala élection sans Mimi Touré du am loolu mooy lan nit ñi dañuy dem élection par la force manifester wuñu taal dëkk bi opposé wuñu ma Samba wala ma Demba Macky Sall lañ koy wax ni ko dëkk bi na am justice na am yoon te dañuy doxal yoon liste Benno Bokk Yaakaar baaxul liste Aminata Touré baaxul bu mu dem ci élection 43e ak 44e bi ci liste suppléant bi ay jigéen la bi ñuy comptabiliser dañu ëppaloon ay nit moomuñu dëkk bi waaye Yewwi Askan Wi itam seen liste bu baaxul Ousmane Sonko moo ko jëkk reconnaître que seen liste am na ay défaillance mais ñoom ñëpp nangu nañu koy mais nangu nañu yaa xayti mu laa ne on va ensemble éliminons les deux listes Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar et ñu dem ci élection et ñu éviter di xas yeneen opposants fii comme chaque personne sénégalaise la chacun entre nous est libre pour dem liste bu ko neex dem coalition bu ko neex jàppale ku ko neex souvent ma dégg ñu naan diw politicien bu nëbbatu la mais loolu mooy waxu yàqu yow Khalifa ban sénégalais moo ragal beneen sénégalais ba bëgg a def politique di ko nëbb kaneen qui veut faire la politique da nga koy def ba mu neex la ba sàmba di ca demba kenn jëndul politique bàyyi kenn jëndul politique kenn tabaxul néegu politique kenn mënutee ku bëgg a def politique arrêté leen di taxer nit ñi ay politiciens parce que ku bëgg a def politique ginaaru maamu kenn nenu ko pour def politique loolu mooy dëgg c'est ça la réalité bàyyi leen di soppi nit ñi ay politiciens ngeen di xas yeneen i opposants wala ngeen di xas nit naan Macky Sall lay liggéeyal wala Ousmane Sonko lay liggéeyal wala kii lay liggéeyal kenn ku nekk am nga liberté far ak Ousmane Sonko ku ne am nga liberté far ak Macky Sall ku ne am nga liberté far ak Thierno Alassane Sall ku ne am nga liberté far ak Bougane Gueye Dany mais far ak Ousmane Sonko day gaaf mais bëgg a far ak Macky Sall day gaaf ki nga xam ne manifesté wu ko parce que li ngeen di wax ci moom du dëgg nekkul comme envie def politique day def politique comme envie far ak Bougane day far ak Bougane il faut ñu arrêter di diaboliser nit ñi wala ñuy defal nit ñi choix yoon bu ñu war a dem wala ku ñu war a àndal ci politique wala même télé bu ñuy liggéeyee souvent nga gis kenn naan la tu dois arrêter cette télé pour faire cette télé mais ñëw bi ngay tabax sa carrière est-ce que moom daf ci contribuer woon la maam yi kenn daf ci contribuer woon loolu du respect du teggin kenn moo osé taxaw tey ni Macky Sall bàyyil politique wala Ousmane Sonko bàyyil politique te ñoom ay sympathisants lañ bëgg ak ay militants sénégalais bi ñuy tànn ay militants sénégalais boobu war a dem militer ji pour Ousmane Sonko da ngay taxaw ni ko doo militer pour Ousmane Sonko wala nga ni ko yow da ngay def politique waaw mais bu bëggee politique kan moo ko mën a tee def politique il faut ñu arrêter interprétation yi te ñu xam ni liste bu baaxul baaxoo liste bu baaxul baaxoo waa Benno Bokk Yaakaar moomuñu réew mi ñoom ñoo nangu ni am na ñaari jigéen yu tegaloo ci seen liste ñoom ñoo nangu ni bi ñuy comptabiliser dañuy indi nombre bu ëpp bu ñu taal réew mi. est-ce que nekkul tamit loolu mën na la taal réew mi ndax tamit liste bi. réew mi du tàkk de Xalifa ku foog ni da ngay taal réew mi da ngay nax sa bopp réew mi tàkkul tey tàkkul suba kenn xeexiwul waaye daañu teg régler lépp ba mu ni kooj fitna baaxul. fitna baaxul foofu la ñuy jaaree dem ci li nga xamante ni mooy yokkute aliments yi nga xamante ni dafa yokk koo xam ne dafa jéggi dayo fii ci Sénégal Mouhamed Mansour lan nga mën a wax ci seeraay bi dund bi nga xamante ni day gën di jéggi dayo mais yokk gi état bu incompétent la
mais yokk bi état bu wante raw askanam la Khalifa état boo xamante ni bii lépp luy commerce détail demi gros gros lépp ci loxoy étranger la nekk état bu Sénégal li muy defar indien yi ak tubaab bi boo ko defalee golo sax mu nekk milliardaire simis la ñuy indi fii implanté fii ubbi fi boutique distributeurs yi jox leen ay marchandises labal leen ko ñu jaay fay leen loolu Khalifa ku la ko defoon 1 an nga nekk milliardaire ñu jël détail bi teg ko ci loxo étranger suñu mbokk guinéen ak mauritanien ñoo ko gérer bala ma jooy jàpp ñu ne Sénégal bi nangul liggéey Sénégal bi nangu na liggéey Sénégal bi dafa am lu ñu ko gëmloo woon ci wàllu cosaan te ba léegi dafa lu ñu ko lavage de cerveau xamala guñu ko ni sa commerce réew yaa ko war a gérer xamala guñu ko ni boo demee tey ci marché yi ña fay jaay ñu ëpp ay sénégalais lañ mais dañ leen a foogloo woon ni njaayum cantine marché rek mooy joxe xaalis xamaluñu leen ni da ngay génn ci cantine marché dem ci grande surface xamaluñu leen ni da nga war a dem ci grande surface pour recruter ay intellectuels recruter ay comptables yu yow sa xaalis xamaluñu leen ni da nga war a am benn comptable pour gérer sa xaalis banque xamaluñu leen ni woon da ngay voyager ak poche yi vide mais nga yóbbaale carte bu def ay milliards duy conteneur ak bato ba mu fees ci sa benn carte yooyu dañ leen ko war a xamal ku leen ko war a xamal état moo leen ko xamalul business bi nekk ci quartier yi étranger yi di ko contrôler li ñu defal Auchan ak exclusif boo amee ginaar jox leen boo amee yàpp jox leen boo amee légume jox leen booy jaay café jox leen meew nga jox leen espace yëpp ñu di ko ba mu fees te ay sénégalais ñu leen koy jox ñu jaay ko 1 mois 2 mois wala 1 semaine 2 semaines mu soog a ñëw ñu defal la bon après pour fay la nga ni Auchan ni muy fayee dafa neex exclusif ni muy fayee dafa neex ni muy fayee neexul rey nañu la boo leen jaay loon jaay keneen parce que consommateur bi mënut a passé sénégalais bi malheureusement lépp dina yokk parce que état bi ay taxam cher na wàññiwul train de vie de l' état wàññiwul otom wàññiwul carburant am wàññiwul logement am wàññiwul ay avantage am wàññiwul doomam yi dugg ci biir gestion réew mi et lépp ñu bëgg ko aj ci biir sénégalais bi kon faw mu metti ci sénégalais bi loolu moo tax dund gu cher mais amul lenn lu koy expliquer bala ma jooy jàpp ñuy tuumal guerre ba ci Russie ak Ukraine dafa am fu mu ci yem li ci des ay dirigeants yu amul yërmande ci askan wi ñuy jiite mooy li sabab dund gu cher parce que tey bu ñu wàññi woon seen train de vie ñoom dina répercuté wu ci li sénégalais bi di jënd xam nañu ko malheureusement ñoom jëndatuñu ceeb jëndatuñu diw demuñu grande surface togguñu añ seen jabar yi jëndiwuñu gaz ñun ñëpp ay traiteurs la ñuy yor yu leen di indil à temps heure añ ak naan à la fin du mois ñu bind benn chèque jox ko traiteur bi boo gañe woon yaa xeeti mu laa ne marché ndékki dong ci këru benn ministre sa affaire baax na boo gañe woon marché joxe ndékki ci kër benn ministre sa affaire baax na xamuñu ñun li ñuy dund ñoom xamuñu ko xamuñu kilo ceeb ni 300 lay jar wala 400 xamuñu ko jëndiwuñu tonne ceeb jëndiwuñu béy pour rey ko jëndiwuñu xar pour rey ko xamuñu litre soow lu muy jaar wax naa la traiteur moo leen di gérer seen ay kër et dund ñu baadoola la mais li Sénégal yi dund ñoom ñëpp dund nañu ko dañu leen dab ñu beew mais bu ñu fàttalikoo 10 ans ci ginnaaw wala 15 ans nañu xam ni ñoom li ñu doon dund tey ñun waa Jolof ñu ngi dund lu gën a metti loolu mais dund gu cher gi ñoom ñoo ko gën a xam te mun nañu ko expliquer dañ ñu ko bëggut expliquer parce que faw ñu boole waale ci kon wàññi waale seen train de vie te noppeeguñu pour wàññi ko ñoom. Mansour lu ci mel ni aliment de bétail est-ce que tamit guerre bi xew écurie si expliqué wul facteurs yi nekkul ci facteurs yi nga xamante ni moo yokk moo tax mu cher. ne bërigo ci mbaxtal kay bu ma wax mu tàkk ñàkk bu ma wax mu tàkk mais laata guerre ba ci Ukraine annoncé woon nañu joytu woon nañu taxes yi nga xam ne teg nañu ko ci ñi importer mboq bi ak yeneen yi ñuy defaree aliment ba taxoon industrie yokkoon saako aliment 17300 xaw ma 400 nguur gi wàññiwaat ci 1000 francs ñoom itam ñu téye seen exploitation ñu doon yor ay ginaar seen ginaar yi dee ñenn ñi seen ginaar yi yàqu aliment amatul ci dëkk bi finalement ñu juboo gu kenn yëgul 17000 xaw ma 400 wala 250 entre temps yokkuwaat na man maa ngi mujjee jënd saako aliment 22000 repas saako bi doon jar ay 9000 nangam léegi romb na 12 wala 13000 saako koraay bi doon jar 10000 ak 11000 ñu ngi koy jaay léegi 15000 kilo basi maa ngi ko jënd sànq 400 francs lay jar kilo bele 400 francs lay jar kilo suuna 300 francs lay jar kilo gerte 1000 1250 bu dee buuse 800 ba 900
bu dee mboq 350 ba 400 mais lépp a yokk ci marché bi ñu tuumaal ko Ukraine tey bu fekkoonte woon ni Khalifa dama am mboq am basi am suuna def sama composition def xorom mun naa def lu ma alimenter sama jur mais yooyu tey jënd repas moo gën a moins cher moo gën a yomb donc toujours on souffre ci li nga xam ni moom la ñuy alimenter suñu jur xale yi doon def volaille ñun ñëpp bàyyi nañ parce que boo defee volaille da ngay perte ñi doon def élevage ñëpp bàyyi nañ te ñu ngi dégmal tabaski xar yi nara manqué lool Sénégalais yi nar a dund souffrance ci tabaski gi bu inimaginable mais faale wuñ ñu frontière Mali baa ngi tëj Mauritanie pour ñu def contournement yombul mënuñu ñëw approvisionner ni ñu ko soxlaa dëkk bi def na ci ay xar du doy kilifa yi faale wuñ ñu dund gaa ngi gën a cher ci wàllu aliment de volaille bétail bu ñu amee industrie yi nekk fii NMA Sedima Grand Moulin ak yeneen Gerlaxmi waa Palme c'est-à-dire ñi fi nekk ci ay usines yuy defar aliment de volaille et muy gën a yokk tu te poses la question ñun fu ñu nekk alors boo demee Chine da nga gis benn xale bu defar benn petite industrie boo xamante ni mbopp ak xobi garab yi la ñuy jël dugal ci machine yi mu wal ko ba mu mokk fabriqué ko comme ay doñ rakkal ñu ci alimenté seen jur ñu jël ngooñ bu wow def ci ndox kaas ko boole ko yeneen i ñax dugal ko ci machine bi mu móol ko def ko ay xeetu repas yu ndaw a ndaw du ñu sànni gitax du ñu sànni bant du ñu sànni yat du ñu sànni xànc du ñu sànni dara fii Sénégal lépp mbalit la lu ñu sànni dañ koo taal fu ñuy développé c'est dommage. est-ce que jotul tamit ñu wóolu li nga xam ne mooy suñu koom-koomu réew ba nga xamante ni yii bu ñëwee bëgg a dal suñu kaw problème yi nga xamante ni moom la ñuy dund. ñun dañoo maîtriser suñu koom-koomu réew Khalifa ñun bu ñuy wax économie Sénégal fan la ñuy commencé président moo fi woote woon relance économique après Covid-19 fan la ñu commencé nooy defee relance économique te sante gerte gi ñor béykat yi amuñu fu ñuy jaayee nga ne jënd leen gerte béykat yi kilo 250 OPS yi ñoo lànk jënduñu ko OPS lànk ba ñu jënd génn xaalis ci banque yi dugal ko ci immobilier béykat yi gisuñu kenn ku ñu jaay ñu mujj bàkkale seen gerte kilo 175 OPS toog ba léegi ñu introduire seen ay demande pour nga jox leen autorisation ñu defaat prêt ci banque yi ni dañuy joxe jiwu dañuy fen joxewuñu benn jiwu bu ñu génnewaatee xaalis ci banque yi ci immobilier lañ koy defi waat maintenant au lieu ñu jënd gerte baykat yi suufu baykat yi la ñuy jënd il faut ñu informer président que ñu naan dañuy jënd gerte ci baykat yi bu ñu ba nga joxe leen autorisation ñu génn xaalis ci banque yi suufu baykat yi la ñuy jënduñu gerte baykat yi baykat bu bay daaw jaayoo wala marché noir nga jaay ñoom ñëpp ñi génne woon xaalis doon soi-disant OPS suuf lañu ko def moo gën a yomb te doo sonn doo yeb camion amul posé bascule te am nga possibilité génn xaalis ñoom ñëpp ay dealer lañ fan la ñuy commencé suñu relance économique mboq amul basi amul am nga espace suuf bayoo am nga géej exploité woo ko fu ñuy commencé suñu économie transport bi dellu na gannaaw carburant bi dafa yokku fu ñuy commencé suñu économie ay chiffre d'affaires yoo xam ne xamul fu mu jëm gerte caaf bi doon jar 2500 francs lay jar lan moo yomb Sénégal relance économique dafay feeñ ci li nit ñi di lekk suñu ndox mi jox ko ay tubaab ñu ñuy exploité di root suñu ay milliards di yóbbu ndox mi ci Sénégal Sen'Eau wala Aquatech wala Félix wala CO gox bu nekk li ñuy defar étranger yooyu boo ko defaloon golo ci Sénégal bu nekk milliardaire donne-moi une ville kese ni ma bàyyil ma exploité ndoxam dinaa wàññi ndox bi daañu am ndox mu am ay employés am ci ñoom ñu am ci tubaab yi yërëmuñ ñu pour ñoom ñu am ci ñun ñu am ci dañu ñëw pour use ñu pour soppi ñu vraiment ay ndóol pour def ñu vraiment ay baadoola mais pour def ñu vraiment ay baadoola ay facture ndox 100 000 facture ndox 150 000 loolu du dëgg ça n'existe pas loolu mënoo ko dugal ci nopp ñoom ñu am ay château sax gars yi xam nañu ni seen ndox utiliser wu ñu valeur 150 000 200 000 loolu du dëgg mais kenn du wax dañ ko bàyyi seen eau ñuy facturer nañu ay 200 000 ay 150 000 utiliser branchement wu jàmbur yi forcer leen ay compteurs yoo xam ne suñoo ko bañ a fay yeneen réabonnement kenn du wax kenn du kaas waa Aquatech ñëw soppi ndox mi facturer ni mu leen neexee
fekk ñu gasal leen forage dafa leen ay branchement ñu ubbi seen ay bureau def ci clim di fayee ko xaalis te amuñu benn yërmande fu ñu dem ñun leen du fi may wax ñu naan kenn di leen tudd ñoom waa Aquatech te ñu bokk ci ñuy sàcc ndoxu askan wi di leen exploiter di leen use waa sewo ay dëkk ay njamaan ak yeneen dëkk yi ko war toog ay ñaari at ba ñetti at duñu am ndox nga dem Félix ñuy jëfandikoo ay école ay magasin yu waa SDE te amuñu ci benn explication dëkk boo dem tubaab bi di ko repaaje ni mu leen neexee suñu courant bii nga xam ni tey koo wax Sénégal kuy joxe courant la nga naan Sénélec il y a des communes yoo xam ni dañu fa xajal ay sociétés étrangères ay tunisiens ñu ñëw implanté fa di jël courant ci Sénélec di ko jox waa kaw gi donc diggante Sénélec ak consommateur bi am na benn tunisien bu nekk ci diggante bi di lekk bénéfice saa boo fayee téeméer am na ci fanweer saa boo fay ñaar téeméer am na ci 300 yoo xam ne du wàññi téeméeri Sénélec mais li nga war a fay lay yokk di lekk sa xaalis force te mënul ci tous te dafa fekk waa ASER implanté ko courant yóbbul ko fépp xam nga lu ñu ko demandé compteur la lay monter sa kër di la jaay courant indi lu la facture de non danaan la bala ngaa taal da ngay jënd ba noppi benn numéro laa lay jox da ngay woote yónnee ci Orange Money wala Wave boo ko yónnee mu dugal la lu toll noonu ci ay kilowatt ci sa compteur mais càcc gu xees pej ñëpp noppi ku ma weddi nga ñëw ma woon la ko ku ma weddi nga ñëw ma woon la société tunisienne yooyu fi ñuy exploiter courant di use nit yi di lekk seen xaalis di mucc seen deret dëkk boo xam ne lépp lu fay dox étranger moo koy doxal te ñun mën nañu parce que bépp société étrangère bu fi ubbi ña koy doxal ay sénégalais lañ am nañ ci expérience am nañ ci mënin suñu permis de conduire étranger suñu carte à visite étranger carte grise étranger suñu visite automobile étranger lépp étranger lépp ñun on est étranger chez nous fu ñuy amee koom-koom. la société sénégalaise souffre comme ni nga koy waxee rek ci noonu la ñuy demee fi nga xam ne mooy Guinée bi nga xam ni dañ fa téye ay sénégalais yoo xamante ne dañ ay nappkat lañ li ci toll presque 1500 personnes ak i tamit 30 pirogues yoo xamante ni téye nañ leen fi mu mel ni état bi daf cee def benn tekkaaral boo xamante ni du yoon Mouhamed Mansour. daa am gàcce ndax ñu ëpp Guinée géej ëpp ko Mauritanie ëpp ko Gambie bu ñu demee ba saa bu ñu nee xeet ga lay nañu capturer ay sénégalais Guinée. di chantage suñu ak nguur teg ko ci wàllu corruption te lenn sabab ko du jaay gi ñu jaay suñu géej gi suñu gouvernement yi dañoo rus jàpp nañu fi ay garde côte Bissau Guinée indi leen fi lan moo ko sabab parce que dañu bëggoon nappkat yi ger leen jox leen xaalis bi ñu yéegee ci gaaloo nappkat yi ñu négocier jubóowuñu nappkat yi xam ne bu ñu leen wàccee seen ay gaal ñu capturer leen sonal leen ñu xuus ak ñoom indi leen Joal capturer wuñu leen de nappkat yi mais fu mujjee jàpp nappkat yooyu yóbbu leen audience déféré leen ci kaso bi Sénégal comme ku bëggul mbokk sénégalais suñu gouvernement bi comme bëggul mbokk sénégalais ñu ngi négocier ji ay Russie ay Ukraine négocier ji Mali ak Burkina Faso négocier ji alors yow sa presque 1000 personnes say doomu réew nga xam ni jaay gi ngay jaay sa géej gi moo tax amuñu jën ñuy nappi ba Guinée au lieu nga négocier leen ay licence de pêche nga bàyyi leen ñu pëtax ndollu ba ñu jàpp leen nga bàyyi leen fi di tukki faale woo leen. may wax directeur pêche maritime naan dañoo war a bàyyi géeju jàmbur parce que dañoo nekkuloon ci yoon ñoom ñoo nekkul ci yoon ñoom ñu sàcc géej gi ñu bokk ñun ñëpp jaay ko illégalement ba tax suñu nappkat yi dem Guinée ñoom ñoo nekkul ci yoon sa doomu réew bu jalgatee ba ñu teg ko loxo da ngay négocier ba ñu libéré ko boo koy xas nga soog ko xas sa biir kër mais doo toog ba nga def ay démarches loolu fuite de responsabilité la naan ñoom ñoo tooñ wala ñoo bàyyi géeju jàmbur duñu ko bàyyi parce que yéen a jaay suñu géej gi duñu ko bàyyi parce que yéen a négocier ay licence de pêche defoo leen ko et ngeen bëgg jamono ji nga xam ne yaranka ak yërëda ni gàdd ci àdduna bi Sénégal dong moo koy jëggaani loolu du gàcc ci yéen parce que lépp suñu géej gi am ci yaranka ak yërëda bateau étranger yi napp ko bateau étranger yi mbëkk suñu gaalu nappkat yi ñuy dee moo lay dee ci géej gi tooñu ñu nappkat yooyu yéen gouvernement bi lu ngeen ci wax waxoo leen ci tous xanaa naan dañoo war a bàyyi géeju jàmbur yi ngeen wanteer suñu géej gi suñu doom yi duñ dem Guinée di fa nappi ku foog ne ngay continuer ci nguur ambiance ak environnement bu nguur jàpp la ba nga bañ a faale ñi la jiitee dang ci seen kaw bis bu la nguur wanee ginnaaw nga xam ni askan doo nga am doole
askan dong moo tax ñuy wax nguur peuple rek moo am doole génne ku leen nappkat yi nekk Guinée ngeen jëli leen te ngeen xool anam gi ngeen joxe suñu géej gi pour suñu nappkat yi mën di am jën fii ci Sénégal pour ñun waa Sénégal ñu lekk jën bu baax pour ñun waa Sénégal saamu 4 mètres bañ a tey jar 2000 pour ñun waa Sénégal ñu bañ a jënd saamu keccax 60 francs pour ñun waa Sénégal ñu bañ a jënd benn tàmbajang 20 000 francs pour ñun waa Sénégal xalifa ñu lekk ceeb bu am géej ñu lekk ceeb bu yoof pour ñu lekk ceeb boo xam ne am géej ji beurre ñun waa Sénégal suñu jën mënul di suñu géej mënul di jënd ay jënu luxe te ñun duñu ko ñam loolu du dëgg du yoon parce que ñoom ñu ngi koy lekk parce que ñoom yomb na leen mais tey nii may wax ak yow ci localité bii ñu nekk am na ñoo xam ne 500 francs yu ñu jënd ñaari 4 mètres amuñu ko et ñu naan suñu nappkat yi dinañ bàyyi suñu géej gi ñuy jaay nappkat yi toog fii nii napp kenn dootu leen jàpp. mooy li olof Njaay di wax naan bay sa weewu tànk mbokk yi nga xamante ni yéenay seetaan MMD Média fii la ñuy yemale seen émission Cas Afrique di leen jox dox daje beneen semaine incha allah di leen wax tamit continuer leen di abonné ci seen MMD Média di mën a jot ci suñu ay vidéo